Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons entamer le mois béni du Ramadan, qui, je rappelle, constitue un mois exceptionnel d'une grande importance, car c'est en ce mois béni que le Coran, qui est notre livre de référence et d'orientation, a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Que le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam pour servir de guide, d'explication claire aux préceptes divins, mais aussi de critères à la vérité et à l'erreur. Quiconque aura aperçu la lune observera le jeûne. Donc, c'est un mois d'une grande importance que tout musulman doit préparer en prenant toutes les dispositions nécessaires pour bien mener son jeûne. Et parmi ces dispositions, premièrement, de tout faire pour compenser les jours de jeûne rompus lors du précédent Ramadan. Si vous en aviez eu, bien entendu, car on nous dit en législation islamique, Man farata fi qada'i Ramadan biduni uzrin hatta dakhala alayhi Ramadan ahar fa inna alayhi an yut'ima makana kulli yawmin miskin kulli yawmin yaqdihi miskina. Que tout fidèle qui néglige de compenser les jours de jeûne rompus jusqu'à ce qu'un autre Ramadan arrive, il sera dans l'obligation d'assurer la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne compensé. Donc nous invitons les fidèles qui avaient des jours rompus à les compenser le plus rapidement possible avant qu'arrive le Ramadan. Surtout pour les dames qui avaient rompu pour cause, n'est-ce pas, de règles menstruelles. Second rappel, il est important de préciser qu'à partir de la seconde quinzaine du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède le Ramadan, c'est le mois où nous sommes, le jeûne n'est plus autorisé chez les fidèles, sauf s'il s'agit d'un jeûne à compenser, qui, je rappelle, est un jeûne obligatoire. Le prophète Muhammad alayhi sallam nous le confirme. Quand c'est la moitié de Sha'ban, n'observez plus les jeûnes. Sous-entend le jeûne surrogatoire ou nafila. Troisième rappel, ceux qui ont des problèmes de santé, c'est le moment d'aller consulter un médecin digne de foi et de confiance pour voir si votre organisme pourra supporter le jeûne ou pas. S'il vous l'autorise, là vous pouvez bel et bien observer le jeûne. Et si toutefois il vous le déconseille, de grâce, ne forcez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. De ce fait, tout fidèle qu'un médecin déconseille d'observer le jeûne ne doit pas forcer pour l'accomplir. Sinon, son jeûne serait tout simplement synonyme de suicide, parce qu'il est en train de mettre en danger sa vie. C'est l'occasion également de lancer un appel aux joueurs aux plus malins qui, à l'approche de chaque Ramadan, créent ou soulèvent n'importe quelle maladie pour ne pas observer les jeûnes. Qu'ils craignent le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sachent que ce dernier est parfaitement connaisseur de tout ce que nous faisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une santé d'acier et nous donne la force de pouvoir bien accomplir les jeûnes du mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin seydina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. mbokk yi, seen mbokk imam Mokhtar Ndiaye moo dellu si leen laay biir ci waxtaan yi muy am ak yéen saa su nekk. weeru koor wi di weer woo xam ne weer wu màgg la, weer wu am solo la, ndax ci weer woowu ci la alquranul karim wàcc. ki la ko yàlla wàccee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, muy weer woo xam ne weer wu bari yiw la. moo tax sunu boroom mu ni shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda walfurqaan. mu ni weeru koor de mooy weer wi nga xam ne ci la yàlla wàcce téere bi di alquranul karim. alquran mi nga xam ne dafa fees dell ci njub ak loo xam ne day teqale caaxaan ak dëgg. ci mujj aaya ba mu ni faman shahida minkum shahra falyasumhu. ba tax ne képp koo xam ne fekke nga terute ga muy weer wa feeñ na te amoo benn ngànt, la ngay def mooy na nga woor. kon nañ ko waajal bu baax. di weer woo xam ne wu am importance la nag, boo xam ne dafa jar waajal wu am solo, ndax li ci nekk ci ay yiw moo bari. ba tax na am na yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel, muy ay fàttali yoo xam ne am na solo lool balaa nu ciy sóobu. ba ci njëkk mooy, waxoon nañ ko sax, képp koo xam ni yàlla nattu woon na la nga am ci ay bor, tey jot na sëkk nga wax taxaw fay bor yooyu. nga fay ko ndax farata la balaa koor gi di ñëwaat di jaar ci kawam. ndax kat ulama yi dañu wax ni man farata fi qadaai ramadan biduni uzrin xata daxala alayhi ramadan axar fa inna alayhi an yutima makaana kulli yawmin yaqdihi miskinan. képp koo xam ne da nga sàggane say bori koor yoo waroon fay, nga sàggane ko te benn ngànt taxul ba beneen koor ñëw jàll ci kawam, kooku heure booy fay da ngay fay ba noppi daal di leel miskin. ndax loolu pénalité la bu ñuy teg sa kaw, boo xam ni heure boo fayee ba ngoon nga daal di génne leel miskin jox ko ab ñam. moo tax képp ku ci am ngànt, kooku moom waxunu la. waaye képp koo xam ne amoo ngànt, da nga sàggan koor daaw nga yoroon ci ay bor fayuloo ko, si ka sàggane ba koor gi ñëwaat jàll ci kawam, loolu na nga xam ne heure boo koy fay rek da nga koy fay ànd ak pénalité ba mooy lan? mooy nga leel miskin jox ko ab ñam. ba tax na kon noo ngi ñaax jullit ñépp, képp rawat na ñi nga xam ne dañu yoroon ay bor daaw, nu gaaw fay ko na mu gën a gaaw balaa koor gi di ñëw. surtout nag jigéen ñi nga xam ne ndeysaan dañu dogoon seen koor, ndax lan? ndax règle yi ñuy gis, règle menstruelle yi nga xam ne dañ koy gis weer wu nekk. kon dañ ci bàyyi xel, góorgóorlu ci bu baax, fay ko balaa koor gi di ñëw. ñaareelu fàttali bi day aju ci Shaabaan bi. xam ngeen noo ngi ci weeru Shaabaan, daana ko jéggi nañu 15e jour bi, muy fukkeelu fan ba ak juróom. dafa jar nu leeral ni weeru Shaabaan 15 jours yu njëkk yi, muy fukki fan ak juróom yu njëkk yi, digle nañu nu woor ko, ndax li ci nekk ci ay yiw ak i ngëneel. waaye bu xasee ba xaaj 15e jour 15 jours yu mujj yi, foofu nag tere nañu képp koo xam ne da nga doon wooru naafila, nga bàyyi koor gi pour waajal koor gi, pour waajal shahru ramadan, muy koor gu mag gi di farata gi. moo tax Shaabaan bu xasee xaaj, képp koo xam ni da ngay woor pour naafila, na nga arrêté. lu dul koo xam ne dafay fay, te fay koor dafa nekk farata, kooku la ñu autorisé mu woor. ba tax na loolu tam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. fi mu toll nii tembe, képp ku doon wooru naafila, na nga ko arrêté ba koor gi jàll. yonent bi alayhi salaam mu ni izan tasafa Shaabaan fala tasuumu. bu weeru Shaabaan xasee xaaj, muy 2e quinzaine bi,
joxatuñu autorisation kenn muy wooru naafila dudul kiy fay koo xam ne farata la yor ay bori koor la yor kooku moo mën na fay loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax rawat na ñi nga xam ne dañuy faral di woor altine yi ak alxames yi ñëpp nañu arrêté pour waajal weeru koor bi xigma boobu nag lu tax yonent bi jàngale ko mooy dañuy bañ bu koor gi ñëwee te nga xam ne farata la ki daan woor wala takkoo ak koor kooku loof am ay jafe-jafe ba koor gi du ko mën a woor ndax mooy farata kon nag ñi daan woor dañu pause ba koor gi jeex lu dul ki nga xam ne dafay fay te fay farata la ñetteel bi nuy fàttali ñi nga xam ne nag dañu am jafe-jafe ci wàllu wér-gi-yaram muy seen état de santé jot na nag nu dem seeti médecin dem seeti médecin pour mu xoolal leen seen yaram ndax dina mën a supporter koor gi wala déet te boo demee ci sa médecin nag bu fekkee autorisé na la nga woor ni la sa wér-gu-yaram amul benn jafe-jafe boobaa mën nga woor waaye tam boo demee mu xool sa yaram ni la kat sa wér-gu-yaram mayu la nga woor boobaa tam bul forcer ndax képp ku forcer sa koor daanaka koor googu day nekk koor goo xam ne gu xaraam la ki feebar di forcer di woor koor googu day nekk koor gu xaraam ki màgget lool di woor te wér-gu-yaram mayetu ko kooku day nekk koor gu xaraam te gis nga yàlla ci yërmandeem mu ni fa man kaane minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin uxar képp koo xam ne ci yéen dafa feebar wala mu tukki kooku fan yooyu naka lépp bu demee ba ngantam jeex mu fay leen kon loolu tam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam ni kat jot na nag nit ñi seeti médecin ñi nga xam ni rawat na seen yaram dafa am jafe-jafe bu la ko autorisé ni la mën nga woor na nga woor waaye bu la nee si wér gi yaram mayu la ko foofu tam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bañ a forcer waaye tamit occasion la tamit nu wax ci ñi nga xam ne tamit bu koor jotee wala bu koor jegesee daanaka dem seeti médecin di créer wala di soulever xeetu jàngoro bu nekk pour daw koor gi wutal ma këyit bindal ma dispense nangam sama yaram mayu ma woor ñooñu tam noo ngi leen di lancer appel nu bàyyi xel suñu borom xam ni kat yàlla moom xam na yépp xabiirun bi ma taamaluun kon jarul di tappale jarul di ci dugal ay mbir képp ku nekk xam nga sa wér-gu-yaram bu la ko mayee nga woor bu la ko mayul nga bàyyi ba sa ngant jeex nga fay yal na yàlla may dégg ak topp bu ko defee may nu tawfiq may nu kattan ba nu mën a sóobu ci koor gi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñëpp fekke ko kenn bañ ko wuutee yal na yàlla defal tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.